mbokk yi asalaamaaleykum dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi tey nag ñu toog ak waa jàmmi gox yi gox yi bu Fadel Barro ñu jëm ci élection yi nga xamee ne moo di élection législative yi fanweeri fan ak benn ci weeru sulet Fadel ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Maodo oustaz Maodo laay wax wala Serigne Maodo wala journaliste bu kawe bi maa ngi lay fay te di am mbégte beneen yoon saa bu ma jàkkaarloog yow ci émission yu bari toujours di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax rek mu nekk njëriñ ñëwal askanu Sénégal ak àdduna bi yëpp. Fadel Barro dañ leen a seppeeti ci sebet mi sànniwaat leen fële. yéen waa jàmmi gox yi. yeexoon teeloon ngeen koo xam wala yeexoon ngeen koo xam parce que dégg na le temps yëpp nga agité wu. ne conseil constitutionnel ña leen nga xam ne ñoo di waa DGE. ñoom ñoo leen juumloo. est-ce que yaakaar nga ni ñoom tamit amuñu vigilance bay juuma yow tamit. xam nga ñu tàmbali waxtaan bi waaw bisimilah. li tàmbali waxtaan bi mooy njuumte googu jugee ci suñu administration duggulet te dafa ñu war a ñun ñëpp daf ñu war a yee daf ñu war a war nañ ci taxaw bu baax a baax. parce que dafa nekk rek feeñuwaayu. maanaam manifestation wu jafe-jafe suñu réew. dafa nekk rek benn la ci feeñuwaay yi ci jafe-jafe ak mënadi gi nga xam ne tey jii dañ ko seetlu ci ay secteurs yu bëri ci réew mi njuumte googu balaa ma ciy ñëw taxaw ci da nga may permettre sax parce que ñi ngi ci deuil national la ñu nekk ñetti fan yi day ñetti fanu waaw ak li xew Tiwaawoon mu nga jiyee ju xew Tiwaawoon ñu ngi nekk ci ñetti fanu dëj ci dëj bi nag maa ngi jaale ñi nga xam ne ñoom ñoo ci deele di leen masawu seen coono te di leen wan ne maa ngi yëg seen jafe-jafe te maa ngi ko yëg bu baax a baax bokk naa ko ak ñoom mais xam nga aussi boo xoolee li xew foofu aussi ak mënadi la ci du ñu ŋànkee réew mi ak li nga xam ne li ñëpp bokk maanaam service public bi bokk gi ñi ngi ko téyee soofantal ko ci li tubaab di ooyee laisser-aller ci tubaab di ooyee laxisme xam nga loolu daf ñuy topp ci lu bëree bëri topp gi ñu topp nag léeg-léeg duñ ciy bàyyi xel dañu dem ba foog ne lu normal la xam nga loolu moo waral boo ko seetloo xam nga weer yi ñu génn rek dégg nga ñu ne astu soxna dee na fële ci Louga bien sûr boo xoolee ba ci biir lan la ñàkk conscience professionnelle ñàkk ay moyens yu doy yuñ def ci ñi nga xam ne ñoo war a toppatoo hôpital yi boo ko xoolee ba ci biir aussi ci suñ jikko yi la maanaam garaawaluñu dara garaawul laisser aller laxisme waaw yooyu ak manque de li tubaab bi waaye conscience professionnelle maanaam ñu dénk la liggéey nga xam ne sama liggéey bii bu dee trafatal ay ñi di ci jógee mun na indi jéeya xam nga daloon nañu ci Joola nan bu ñu dalee ci Joola ndax lan ñun ñëppay nangu di surcharger oto yi surcharge gu ñuy surcharger oto yi bu ñu ko defee ci gaal bu gaal gi suuxee gis nga jéyee ju mag lim jéyee bu gën a mag ci histoire u àdduna mooy bateau le Joola junni nit ak juróom bi ñetti téeméer dee ci te taxut ñu jàng ci loo xam ne ci suñu jikko ñun sénégalais yi war nañ ci soppantal loolu nag dalaatoon nañu fi fële na lee ca jërnde nit ñi dañ koy fàtte jërnde la waaw jërnde la wala bententi ci bententi ñu ngi koy fàtte ay jigéen yoo xam ne dañ doon dem di jaay seen doole dañ doon dem di daan seen doole ci xooru pañ gaal gi suux toujours suñu jikko yi la suñu c'est dans les îles du Saloum c'est dans les îles du Saloum boobu fàtte nañu ko ñu ñëwaat fan yee gis nga astu ci Louga gis nga xale boobu aussi Kaolack lépp yëpp boo ko xoolee benn cosaan rek la am conscience professionnelle ak suñu kenn ku ci nekk yow lan nga séqanteeg liñ la dénk ak askan wi waaye dafay wane ne ñi nga xam ne ñoo cay liggéey joxuñ leen ay moyens yu doy joxuñ leen àq bi bu war ba nga xam ne ñoom tamit dañuy def lu ñu mën rek lu ñu mënul ñu ba ko foofu. mais le gouvernement aussi mënut a contrôler tout hôpitaux yëpp fa ne nga taxaw fa di xool. déedéet gouvernement comme li nga wax rek conscience professionnelle peut-être loolu moo. gouvernement dafay joxe dynamique. gouvernement dafay joxe misaal pësin exemple. ñu ne ni bu ma jaaree fii. xam nga tey jii bu ñu gisaloon ci doxalinu bopp njiitu réew mi fële ca palais ba bu ñu fa gisoon rigueur boobu bu ñu fa gisoon professionnalisme boobu konoon dafay topp état ba ci gardien bi gën a ndaw lam yore dana ko téye ni mu ko war a yore waaye gisuñ ko ci ñoom laisser-aller bi foofu la njëkk a commencé tey jii boo demoon ci suñu bureau yi heure liggéey jot heure sénégalais mooy lan tey jii boo ne 7 heures la ñu war a liggéey nit ñi 9 heures la ñuy ñëw bu ñu ñëwee 9 heures danañ ndékki bu ñu ndékkee est-ce que yaakaaroon ni parce que y a pas de sanction moo tax
waaw mais parce que j'ai lu tout à l'heure que ci affaire Abdoulaye Diouf Sarr bi ñu ne enfin Macky a sanctionné enfin. xam nga ça veut dire que Macky du sanctionné, cela veut dire en d'autres termes. ànd gi ñu. wala ni mu koy defee lu yeex la wala. non sanction yi sax boo ko xoolee nu ñuy sanctionné dëgg-dëgg baaxul parce que dañuy tànn kenn jiñ ko bu ñuy sanctionné duñ sanctionné dëgg-dëgg ki ñu war a sanctionné même bii ba bu dee bii pa ci ministère ba la mais ki ñu ko remplacé da ngay xool ne ci même système bi la ñu nekk ba tey dañuy dindi rek dañuy bu mu ngi mel ni habillé ko par pôle. voilà dañu bu fekkoon ne dañuy joué ci benn orchestre dañ naan dañoo dindi woykat bi waaye rajo ba fa nekkoon ba léegi benn la lañ doon wax la ñuy wax ba tey soppi wuñ jëf yi dëgg-dëgg. da nga bëggoon radicalement ñu changer. mais coppite gi mu laaj dëgg-dëgg prise de conscience bi mu laaj sénégalais yépp ci la war ci tàmbali sénégalais yépp ci la war ci ni ñuy tànnee tey jii boo xoolee ni ñuy tànnee njiitu hôpitaux yi ni ñuy tànnee njiitu ba ci ministre yi. ni ñuy tànnee ci direction yi est-ce que dañ koy teg ci ak mën-mën maanaam compétence di ko teg ci xam-xam bu nit ki am ràññeeku ci. surtout recrutement yi ak exemplarité. non dañuy tànn rek koo xam ne xëy na moo leen gën a déggal dañuy tànn rek koo xam ne xëy na moo nekk ci biir parti bi dañuy tànn koo xam ne xëy na moo nekk seen mbokk dañuy tànn koo xam ne xëy na moo jugee ci benn gox. tànnatuñu ñi nga xam ne ñoo yore réew mi ci bokk gi ci seen xam-xam ak ci seen mën-mën ak ci seen éthique bu ñu am ci liggéey bu ñuy def. amatul enquête de moralité amatul dara xam nga lu toll ni hôpital nga dénk ko koo xam ne xëy na xamul sax moo fay bu nit ñi xëyee 7 heures moom 8 heures 9 heures lay xëy et cetera en tout cas laxisme bi dafa bëri te it bu ñu jiiñoo bu ñu laalee foofu dañu war a laal it ci moyens yi ñu jox nit ñi pour ñu liggéey Maodo. gars yi vraiment. boo xoolee conditions yi ñuy liggéeyee ñun ñëpp xam nañ li xew xam nga damay am habitude di wax jamono yëpp ne bu kenn deewee rek ñëpp jóg. ñu def indignation li ñu wax ñëpp taxaw ñu jooy ñu mer créer benn collectif ne lii dootu fi amati. buñ toogee ñetti weer wala ñaari fan wala ñetti semaine beneen jiyee ñëw ñu fàtte jiyee jële demaat ci beneen nekkati ci bii di ci wax te duñ taxaw xool lan moo waral jiyee yi di am jamono ju nekk te jiyee bu feeñee rek xamal ne am na juróom yoo xam ne kenn yëgu ko. ñaata nit ñooy dee ci hôpitaux yi ndax négligence ñaata nit ñooy yegsi ci hôpital yi duñu amul dërëm bu ñu fajoo amuñu benn système boo xam ne dina permettre baadoolo bi nga xam ne amul dara bu ñëwee mën a faju mais justement mu delluwaat mais loolu mooy paradoxe bi nag quoi parce que budget ministère de la santé lu mu gàtt li arrêté woon nañ ko ci 235 milliards nangam. di jëm kaw en tout cas 200 et quelques milliards de toutes les façons te léegi ku feebar boo demee hôpital yaay faj sa bopp c'est-à-dire que mais kañ man li ma jàppee paradoxe mooy yow wax nga léegi matériel bi bariwul plateau technique bi ni mu war a demeewuñu te tey boo feebaree daanaka lépp yow yaay làmb sa poste di joxe. ñu ne boo waxee ñu ne xaalis bi ci hôpitaux bi la jëm moom lañ koy ci hôpitaux yi lañ koy defaree ak yooyu demee noonu léegi est-ce que loolu du paradoxe. un budget ba nopp Sénégalais yi di fay di faju. Maodo li xew ci réew mi. mais c'est compliqué bu ñu ko dakkalut dafay gën di garaaw. parce que xam nga lu tax da ngay dem hôpital ñu la fayal boo duggee. yaa ngi wax fii la këyit. xam nga xaalis de facto da nga visite bi rek fay nga ba pare. mais xam nga ticket jëndal demal fay nga koy fayal fay xaalis demal ordonnance c'est-à-dire que yow. li nga te du la garantie nga am service santé bu baax. waaw loolu moo gën a garaaw. te boo fajuwul boo deful ndànk je veux dire bu sa boss disul mën ngaa dee. da ngay dee man nee naa jox naa fi fekkee naa fi ay nit fële ci Kaolack ñoo xam ne dañu jugee ci biir àll bi ñëw ak AVC yegg si ñu ne leen xaar leen ba suba ngeen ñëwaat inscrire fi 6 heures du matin. AVC ngay xaar ba suba. AVC am na fi xam nga lu tax benn ñaata compétence ñoo nekk ci hôpitaux régionaux yi. boo génnee Dakar. amul professeur. doo fa gis professeur benn ñaareel bi doo fa gis ay spécialistes lu rare la surtout ci urgence Sénégal ñaata urgence la am ay urgentiste la am yooyu yëpp dañ ko war a poser ñu waxtaanee ko xool ko toppatoo ko ba pare te it xale yi génn école duñ sa war a dem ci région yi parce que boo fa demee doo jàng ndax doo fekk professeur bu la jàngal. xam nga ñi génn médecine bees war nekk seen service duñ sawar a dem ci biir région yi parce que boo fa demee doo fekk professeur bu la jàngal professeur yëpp a ngi diggante principal ak Dantec yooyu bu ñu ko corrigé wut naka la ñuy indi ubbee compétence ci biir kii beneen bi ci des mooy que sous effectif xam nga da ngay xool hôpital mel ni hôpitalu Kaolack nga xool la fa nekk ci médecin ak nga xool demande bi li fa nekk ci ay patients ay benn médecin lay am ay benn spécialiste lay am ay benn infirmier lay am boo demee ci yenn case de santé yi da ngay fekk ay aides-soignants ñoom ñooy yore téye infrastructure lëmb di piqûre te xëy na waruñ piqûre di samp perfusion parce que waruñ perfusion doo leen ko ŋàññee parce que dañuy indi ay saafara foo xam ne état dafa doon def saafara dafa fa saafara yooyu moo fi xew gis nga boo ko toppee maa ngi lay wax sànq ne la man gis naa fi ay kaawu AVC yu ñuy xaarloo ba suba pour ñu ñëw door a bindu maanaam kooku dañuy décider ne kii moom dina dootul dafay handicapé bu génnee ci lii loolu moo fi xew xam nga dama doon wax ne boo xooloon ci Covid bi Europe dañ doon toll ne léegi dañuy tànn ku ñuy faj ak ku ñu dul faj
parce que maladie dafa bëri mais loolu mooy suñu quotidien suñu hôpitaux yi boo duggee ci biir région yi loolu ci la ñuy nekk guddeeg bëccëg suba ngoon dañuy tànn ku ñu parce que mënatuñu attanatuñu ko ndax sous effectif bi loolu yëpp état da ko war a régler yooyu mooy indi jéye yi beneen bi nga xam ne am na solo trop te ñu soofantal ko ci yëf yi mooy alal jiy dugg ci santé bi da nga koy sulli léegi fan la dugg 235 milliards et quelques. mais loolu dafa sori Maodo ana 1000 milliards yu ñu defoon ci Covid bi dañ koy jàppalee hôpital yi est-ce que biñ ci jugee dañ tegoon commission Macky ubbi commission teg ko no ne dénk na ko sax armée bi dugaloon nañ ci ay loxoom pour ñu xool ndimbal li ak dimbali hôpitaux yi fan lay jaar est-ce que boobu ba léegi taxaw nañu def audit boo paree sa mission kañ. mais y a un rapport qui a été. rapport boobu lan moo ci nekk kan moo ko xam alal ji xam nga rapport yomb na mais auditer ko xool ne dërëm bu ne fii lañ ko dugal ceeb bu ñu waxoon dañ koy dimbalee nit ñi fan la dugg kan lañ ko jox li nga xam ne dañ ko waxoon dañ koy renforcer plateau technique yi ana luñ ci jënd lañ jëndoon ndax baax na am baaxut masque yi sax xamuñ fu mu jaar 1000 milliards xam nga dëgg Maodo 1000 milliards lañ wax de liñ ci génnee ci ay alal ñu dugal ko te nag li ma ci gënoon a kii neex ci loolu te gën ma ci métti it mooy dërëmu sénégalais yi la. parce que sénégalais yi ñoo cotisé am na ak suñuy non au-delà de ça dafa amoon élan de solidarité da nga fàtte dañu ubbi woon kees fële ci palais am na ñu doon jàppale fiscalité am na ñu doon jàppale waaw entreprise yi ñëw dugal absolument am na suñu benn xaritu Sénégal bu nekk Mauritanie Mohamed bu amatu ñëwoon def ci milliards joxe CSE ñëpp ñëw joxe seen alal bañ ne toll na ci nangamu milliards donc boobu bokkul sax alal nekkul alalu fisc ak yooyu suñu alal lañu cotisé jox leen bañ leen ko joxee ne dañ koy dimbali hôpitaux yi bu dee 500 milliards la wala bu dee 10 milliards la Maodo nan lañ ko mën a dugalee ci suñu hôpitaux yi ñu dimbale dugal ko ci paj mi ak paja mi teguñ ci lu mat at wala ñaari at ñu fiy dee ci négligence médicale nit ñi di fi dee ci ñàkk a toppatoo parce que ana extincteur hôpitaux yi. ñu fi dee ci lii fi d'abord wax nañ ne juróom-ñaari fa nekkoon juróom yëpp dañoo paan. ana alal ji nga ci génne woon pour def ko ci hôpitaux yi fan la jaar. mais est-ce qu'il y a un service qui contrôle tout ça. moo tax ma ni la. mais dara doxul moom laa tax ma ni la jël rek na sanctionné ne ministre bi démissionné na mooy li gën a yomb moom la ñuy lëndëmalee suñu bët yi mais li jara leeral kañ mooy milliards yu ñu génnee woon ci Covid bi nañ taxaw saytu fan la ko dugal Macky Sall question yi la ñu war a tontu. pour yow càmbaruñ ko quoi. Diouf Sarr balaa mu dem xam nga moo ko yoroon balaa mu dem nañ taxaw ñu wax ñu fan la duggoon xaalis bi sénégalais bu nekk war na xam ñan lañ sous-traité fan lañ jëndee matériel. ak xaalis boobu fan la mujje parce que mënuma comprendre ñu jël ay alal ji ni el lu toll matuñ ñaari at ñu dugal ko ci santé gi te gisuloo ko ci santé bi ba ñu am ji la question pour man laaj bi ñu war a laaj mooy loolu noonu d'abord balaa ñuy xool ne dàq nañu diw wala balaa muy waxee dàq kañ nañ taxaw ñu wax ñu milliards yi ñu dugaloon yàggul dara fan la jëm ndaxte am na ñu fi taxawoon accusé ne alal ji dañ ko séddoo ci seen biir joxe ko noo xam ne jaarul ci lu yoon. maanaam da ngay am sa benn xarit mu nekk politicien comme yow nga bëgg ko renforcer nga bindal ko kayit mu am marché dem indi ne dana indi ceeb dana indi diwlin dinaa indi perfusion dinaa indi tenue dinaa indi matériel ndax matériel boobu mu ñëwee contrôler nañ ko est-ce que joxe nañ ko effectivement alal ci poosu kan la dem ba hôpitaux yi yëguñ ko parce que seetlu bi mooy ne hôpitaux yi des nañ ko yëg ndax bu ñu ko yëgoon lii ni toll ci milliards wala bokk méthode bu ñu utiliser efficace ut yooyu lañu war a càmbar parce que danañuy dalaat xam nga jëlee fi Diouf Sarr lan lay régler bu fekkee ne lii waral coow li dëgg-dëgg régler wuñ parce que dina ñëwaat fan yëpp dama koy wax di artu ne li dal suñu askan ba mënuñ jàng dara ci li ñuy dal lan moo dal suñu askan ba bu yu mel ni amee rek ñu jël benn nit xoolal comme li ñu def fële temps yee ci ginnaaw astu soxna sage femme yi ñu jël même Kaolack aide-soignant yi ñu jël dóor yu métti te càmbaruñu ci dëgg-dëgg ci fonctionnement bi lan mooy problème bi dëgg-dëgg ñu saafara ko ñu régler ko. yow da ngaa bëggoon à la base ñu dagg ko ca reen ba xam ne lii mooy malade mooy gangrène suñu société bi ñu ko fa tipp. doo ko def la ñuy def nag. te nag bu ñu ko doon def xam nga lan la ñuy indil. mais li ñuy fay docteurs yi ak médecins yi ak infirmiers yi ndax doy na. médecins yi doyuñu. waxuma sax ndax nombre bi doy na de mais est-ce que li ñu leen di fay jar nit ki mu xam ne moom. dañ ko fi teg pour mu sauver ay dund même bu fekkee ne aide-soignant nga ci hôpital ormal nañ la. mais médecins yi tamit ñu ci bëree bëri da nga leen di dañuy génn état bi recruter leen ba pare ñu dem ubbi ay clinique loolu tamit paradoxe boobu tamit. mais Maodo yow public bi di la fay ngay dem di ubbi ay mais c'est compliqué ah. mais buñ nekkee di critiquer médecins yi. te jéemuñ laaj lan moo ko waral
lan moo ko waral les causes dëgg-dëgg duñ ci génn. xam nga dëkk jarta accusé diw li gën mooy da ngay xool lu tax diw di def diw nga jéem a saafara loolu. gis nga bu fekkee ne yow da nga génn xam nga njàngu médecine juróom-ñaari at la. léeg-léeg sax bopp dina ko ëpp. nga jàng bëggee spécialisé parce que da nga def fukki at. nga génn di toppatoo bakkanu doomu aadama yi te lañ lay fay ci service public bi mënu la jox luwaas bu baax ci Dakar nooy def da ngay dem ci privé yi di xarmat loolu moo ñu dal. est-ce que toppatoo nañu lu doy pour que ñi nga xam ne dañu war a sooy bakkan yi ñu fay leen ormal goo xam ne parce que gis naa ne nu ñuy ormalee ministre pour man docteur war nañ ko ormalee lu ko ëpp. xam nga bien que fii am na ay prestige am na lii am na lële te du docteur kese infirmier yi ba ci administration buy liggéey ci hôpitaux yi bu njëkk ba kooku bu dee xëy na fay nañ ko fay bu baax xelam dal na wala am na ay prime yu doy kooku boo ñëwee ni mu lay accueillir bokkut ak bu fekkee ne mi ngi bàyyi këram ay malade yu mu fajut mu ngi bàyyi këram ay mbokk yu mu fajut mu nga ñëw mu war la accueillir yóbbu la ci médecin da lay jëppi gis nañ fi ni ñuy traité malade yi suñu rapport bi ñu am ak malade. beneen bi nga xam ne bëgg naa ko ubbi Maodo mooy que suñu dëkk lan lañ xam ci paj avant ñuy jëlee paj feneen ndax ubbi nañ ko xam nga tey jii par exemple suñu xam-xamu bopp quoi. suñu xam-xamu bopp suñu ñàkk gi ñu am xam-xamu ñun naka la ñuy toppatoowee doomu aadama ci ak paj moo créé dépendance même sanitaire dañu am une dépendance sanitaire vis-à-vis de l'Europe vis-à-vis de la Turquie vis-à-vis des Chinois vis-à-vis de tout le monde ñun suñu réew pour ñu faj dañ dépendre ci ñëpp tey jii àdduna baa ngi tëju ndax guerre ba ci Ukraine léegi tey bu gënoonu yaatu bato yi taxaw léegi tey dootuñu amati sax sérum glucose bu ñu fajee doomu aadama yi léegi tey paracétamol sax tëñu léegi tey mënuñu sa defaral suñu bopp sax nu ñu koy waxeeti mënuñu defaral sax suñu bopp antibiotique yi xam nga yi gën a yomb mënuñ ko defaral suñu bopp donc bu ñu amul souveraineté sanitaire boobu dañuy continuer rek paj mi dafay gën di seer. d'accord te bu seeree te buntu boobu mooy tijji xam nga lu tax ma koy tijji dama ko bëgg a tijji bugg aussi ñu fullaal li ñu am ñun xam nga tey ji feebar bu mel ni feebaru ngaana feebar bu mel ni feebaru hépatite feebar bu mel ni feebaru pays suñu médecine bopp daf ci def ay jéego yoo xam ne mosuñ ko jël en compte traditionnellement boo demoon centre ba la ca Kër Massar am nañ ci taarix ak histoire boo demee centre bu mel ni fële ca Fatick fu nit ñi dañuy gis côté ceet gi la ñuy gën seet bi dañuy gën a seet ci ñoom alors que dañuy faj te ay xob ak ay ren la ñuy fajee waxuma charlatan yi nag yi xew nga xam ne bu xëy na man maay borom jaaro bi maay lii maay lay waxuma loolu mais ñu jël alal ji 1000 milliards yooyu man waxoon naa leen ko ci njëlbeen bu ñu ko defoon ci faculté de médecine tuuti am lu ñu jox étudiants avec les recherches kon danañ mun a jox leen ay laboratoire yu doy te ku ci am xam-xam boo wane ba am bañ certifié ko ñu fexeel la ba nga mun ko defaree ci réew mi bañ mun di jaay bitim réew dana yombal paj mi ci biir réew mi. d'accord te dana réconcilier kii. d'accord kon jërëjëf Fadel Barro bi nga xam ne moo jiite coalition Jàmmi Gox yi jëm ci élection yi nga xam ne moom la ñuy jëmale ci wàllu législative yi ñu ngi mettitlu naqar bi nga xam ne dal na ci Sénégal yi yëpp itam ci dëkk bu sell ba li nga xam ne moo di Tivaouane di ko delluwaat di ko jaale xalifa bi ak Sénégal yi yëpp alors ñu jëm ci seppi gi leen seppiwaat parce que loolu c'est important. fa lañ tàmbali woon fa laay delluwaat parce que dañoo wëlbati carte gi mais ba tey baax na. parce que en fait mais dama la bëgg a wan ne la njuumte gi administration électorale bi maanaam ñi nga xam ne ñoom la ñuy fay ci suñu alal pour ñu toppatoo élection yi nu ñu mën a juumee ci suñu turu mandataire principal. ba jël turu suppléant def ko ci suñu defal ñu ko ci notification bi ñun ñu attaqué loolu ci service ci conseil constitutionnel ne leen kii du moom. waaw conseil constitutionnel nañu yéen ki ñu bind ci turam ne moom mooy mandataire du moom moo ñëw seet si ma donc mënuma xàmmee seen laaj bi donc du ma leen tontu. loolu d'abord moo taxoon ma ne la ak càggante la ci suñu administration léegi ñu bëggoon ñu ko porteloo ñun comme responsable ñu bañ et heureusement conseil constitutionnel dégg na loolu lu ñu ko wax ba nangu na jëlaat suñu dossier càmbar ko te am naa yaakaar ne danañ bokk ci élection yi dinaa ci ñëwaat léegi. mais li ma bëgg a remarquer mooy d'abord Maodo ci suñu administration électorale nga foog ne du gàcca Sénégal nu mu toll bu ñuy ut parrainage mu indi coow du gàcca. mais à chaque année bu élection yi fi jàll yëpp 2019 c'était comme ça. bii c'était mais fan la problème bi nekk. problème bi xam nga fan la nekk. dañuy jël ay nit di leen fay te du ñu leen leeral te du ca pay gi du pour ñu dimbali askan bi dimbali démocratie bi mu gën a ñoŋ waaye dafa mel ni dañ leen di encourager. pour que ñu tuutal ko ba di xañ sénégalais yi seen àq ak seen yelleef ba mu nekk li nga xam ne parrainage dafa nekk moyen bu démocratique pour xaajale sénégalais yi pour ñu tànn
ci biir Sénégal li tubaab di wooyee filtre maanaam tamis lay pour ñu mën a lay ba nga xam ne ñëpp duñ mën a demandoor ci élection yi parce que dem élection ak 47 listes problème la mais ñu jël yu doy loolu nga xam ne man dama d'accordoon ci parrainage bi wax dama ni moo gën ñu ne caution bi 100 millions la ba nga xam ne doomu borom alal la koy mën a bokk ci élection yi mais bu ñu ne citoyens yi ñooy tànn ñi war a dem loolu lu baax la mais nañ koy defee moo baaxut benn bu fekkoon ne administration bi boo indee sa dossier physique maanaam kayit yi ngay indi bu dee dafa am problème ci logiciel bi dañuy dem ñu tijji ko mais loolu dafay supposer ñu recruter ay nit ñu doy milliards yi ñu fay def au lieu que ñu fay ñetti juróomi nit ñuy dugal leen ci benn salle boo xam ne saalu police la parce que fu ñu ko loger bërëb bi police moo ko moom ñu jël benn commissaire de police teg ko fa am benn commission bu ndaw xamuñu ani administration bi nga xam ne jël ay 300 xale ñu ne fa di liggéey ba nga xam ne candidat bi bu man su ma ñëwee indi sama dossier parrainage damay toog ak ñoom ñu ubbi ko benn par benn physique ak électronique fu am problème ñu dem xool ba ñu wan la ne la sa lii moo baaxul lii moo baaxul lii moo baaxul li nga mën a defar nga defar ko li nga mënut defar ñu ne la mataloo nga dem boo génnee doo kaas mais jël benn waay rek teg ko fa mu yore benn logiciel am lan mooy logiciel pour ma koy wax nit ñi ci wolof ay algorithme lay fonctionner algorithme ay si condition lay demee si maanaam bu dee Maodo dafa ànd ak Malick nangu ko bu dee Maodo àndut ak Malick bu ko nangu bu dee nii la def algorithme da nga koy wax li muy def dañ koy guider quoi dañ koy guider léegi ñoom kan moo xam ndax ñun algorithme boobu muy logiciel bi bu ñu ñëwee dañ leen kon melal ni nga war a mel bu ma ko wanee ginnaaw ñu mel loo ko neneen lan laa ci xam donc leerut leerut te àdduna daf koo romb xam nga nan la ko àdduna romb oui àdduna daf ko romb mais yéen da ngeen a wax ne DGE ñoom ñoo juumaleel gaa yi waaw mais maa ngi ñëw balaa ma yegsi ci foofu yegg seegu ma sax foofu de dama la bëgg a wan ne la ñoom itamit dañuy li dal li lu okk hôpital yi ak suñu service public yi okk école yi tey ji boo demee ci école yi gis nga surnombre bu xale yi par rapport ak nombre d'enseignants yi gis nga ni ñu leen di fayee baaxul par rapport ak problème li okk service public bi dafa xuri it waa DGE du ñuy fonctionner ñàkk farataal gi ñu ñàkk farataal li ñëpp bokk def ci alal ju doy da jox ko ay borom xam-xam duñ ko jox ñoo xam ne dañ fi nekk pour jël ay ordre jox ko ay borom xam-xam génnee leen sax ci ay police ak ay parquet ñu bàyyi ay sénégalais ñu def liggéey bu mucc ayib toppatee wuñ ko noonu ba nga xam ni nag fi ñu waroon a am logiciel bi nga xam ni sénégalais bu nekk da nga war a ubbi sa téléphone rek tànn benn candidat te man dama d'accordoon sax que sénégalais bu nekk tànn ñaar ba ñett candidat xam nga lu tax ndax Maodo man su ma neexee ma ni bëgg naa Maodo ak Malick ak Demba dem ci élection yi bu ñu demee ba ci campagne ma tànn ci kenn lu tax ñu bëgg ma imposer ci parrainage rek ma tànn kenn su ma tànnee kenn xam nañ fu may voter mais bu ñu permettre woon sénégalais bu nekk mu tànn ñaar ba ñett ne bëgg naa ñett ñiy dem ci candidat yi bu ko defee ñu jël ci fukk ci ñi nga xam ne ñoom lañ gën a tànn bu ko defee man su ma demee ci élection yi ma ñoom ñett ma leen dégloo ci seen campagne ma door a ne léegi nag kii laa bëgg mu représenter ma mais defewuñu ko noonu donc amul démocratie léegi ci seen ñàkk liggéey boobu ak soofantal gi ñu soofantalee suñu administration bi ak aussi dama jàpp ne soupçon la Macky Sall moo ko tey pour ñu mun di tànn ñoom ku leen neex mu bokk ku leen neex du bokk bu ñu ko defee ba foofu nañ ko jaarale ci lu yoon mais ñu tënk ñu ay parrainage te teguñ ko dara ci lu leer ñun suñu mandataire bi informaticien li mu fa gis ci ay rëq-rëq incha allah am na nu mu bëgg nañ ko génnee sax nit ñi gis ko. da nga ko bëgg a publier quoi pour wax ne yaa wane ko problème la dafay bëgg et puis. mais de toutes les façons yéen a ngi am yaakaar bokk ci élection yi. de toutes les façons gàcce la léegi lu tax ñu am yaakaar. oui lu tax pourquoi parce que conseil bi oui. conseil bi bu ñu demee ci conseil bi dafa njëkk ne njuumte gi ma gis ci seen kayit bi ci yéen la waa yaa jàmmi gox yi ñun ñu ne ko déedéet da ngeen a juum njuumte gi waa direction générale ñoom ñoo ko def parce que au lieu que ñuy def turu mandataire bi principal bi dañ ko def ci turu suppléant bi ñu ne ñu d'accord ñun ñu yóbbuwaat suñu kayit ñu nangu ko jël donc ñoom jël nañ ko ñu ngi leen di xaar ñu àddu ci fii ak tey la ajjuma lañ fii ak dimanche tey bi yaakaar naa ne war na fekk mu génn ba pare parce que ñoom ajjuma ji yaakaar naa ñu àddu ci ñu àddu ci bu ko defee mu génn ñu mën a bokk gëm naa ne dañ bokk lu tax mooy que li nga xam ne conseil constitutionnel moom la seetlu ba dàq ñu bu gisee ne problème bi du ci ñun noonu lay dàqee mandat notification de rejet bi nga xam ne moo ñu génnee ci élection yi dafay nul. d'accord xam ne comme ba leen ca génne woon amatul solo. parce que reconnaître na ne y a une erreur. daf ko war a reconnaître yóbbu nañ ko ñoom nee nañ ñu ngi koy saytu. mais le fait que ñu nangu kayit gi rek mooy nangu nañu ne am na problème bu ñu ko xoolee parce que conseil constitutionnel amul recours moo tax dañ fa ressaisir dañ leen ressaisiraat.
bu fekkee ne comme nangu nañ ko bu dee dëgg rek a tax a jóg te gëm naa ne dëgg rek ay mujj dañuy dàq notification de rejet bi nga xam ne moo ñu génnee woon ci élection yi mooy nul parce que droit dafay raisonner à contrario. maanaam bu nangoo ne njuumte amoon na ba mu dàq ñu bu xamee ne njuumte gi ci DGE la jógee donc ñun dañuy bokk ci élection yi d'office. forcément. waaw loolu moo tax ñu am yaakaar. looloo tax gis nga damay fàttali toujours nit ñi ne politique lu mu métti métti ci àdduna la yem. te it politique lu mu métti métti nañ ci jiital dëgg parce que dëgg rek ay mujj. absolument xam nga gis nga ñi jàpp ne politique naxante la. fenante la rambaaj la wala warante la ñoo yàq réew mi parce que gëmatuñu yàlla parce que gëmatuñu ne dëgg bu mu ne yàlla dëgg laa ci jublu gëmatuñu ne dëgg mooy mujje ñun boo ko seetloo suñu doxalin boobu ba léegi dañ ko teg foofu rek topp dëgg nag ci réew ni muy fonctionner droit la ak loi moom la ñu saxanteeg ba fi moom laa gëm ne moo ñu dimbali bañ a war a mën a bokk ci élection yi parce que quand même njuumte gi pour mën a atte yàlla la xam nga doomu aadama yi dañuy wax toujours ne jaam bi dafay pexe. mais yàlla mooy dogal. yàlla dafay dogal yàlla du pexe. waaw moom day dóor mu daanu. day dóor mu daanu pour man lii rek misaal la ci loolu. misaal la parce que jéem nañ ñu nekk pour génne ñu ci élection yi mais yàlla moo dogal na dañuy bokk. mais lu ñuy ragal ci parce que apparemment pour les Sénégalais lambda jàmmi gox yi nekkuñu ñu am représentativité bu la neexee même bu xaw a kii yu demee noonu quoi donc lu tax moo tax boo waxee ne dem nañ lu ñu pour rob ci élection yi ba gars yi bu ñu lay déglu ci rajo bi dañuy ree danaan mais fare li muy wax ni ñun lañ ko faale. xam nga je veux dire loolu ñoom xam nañu ñoom rek a xam waaye li nga xam li xam ne moo sax mooy que jàmmi gox yi nit ñi dañuy fàtte ne dafa demoon ci élection locale yi. demoon ngeen ci locale yi oui. bi ñu demee ci locale yi dañoo am ay mairie. xam nga ñun bokkuñu ci coalition yi nga xam ne gaara mënuñ la wax ne département bi mën nañ ko gagné. ñun am nañ ay départements yoo xam ne dañ ko am vraie chance su gagné ko tey jii boo demee Goudomp mouvement bi ñu fa am parce que nit ñi dañuy fàtte ne gàmmi gox yi ay mouvement yu amoon doole ci gox-goxaat yi ñoo dajaloo ne dootuñu toogati rek Dakar di tënk dañuy tënkee ci biir dëkk bi doot ko yéegal mu yegg Dakar ba Goudomp tey jii dañ fa jëloon deuxième ci département ci élection yi ñu génn ci département bi parce que te ba ñuy jël deuxième ak ñoom Olivier Boucal liggéey bu mag lañ fa def waa Goudomp debout yi parce que existé nañ depuis 2018 ñooñu jàmmi gox yi dafa jël deuxième te pourtant si juróom-ñaari gox rek la demoon. ah bon ci campagne. ci fukki gox ak ci juróom-ñaar rek la dem jël deuxième gañe Yewwi gañe Benno. ci Goudomp léegi kooku diggante bi liggéey nañ fi loo xam ne ñu ngi ciy fukki gox yeeg juróom-ñaar yëpp mun nañ gañe département bi ci lu yomb xam nañ ko jàmmi gox yi boo demee ci Foundiougne maa ngi profité di nuyu ñoom Issa Ba dañ nekkoon ci parti politique yi di fa doon liggéey bu am solo dem ba gis ne war nañ mën a ànd ak jàmmi gox yi pour que liggéey bi gën a yaatu am nañ vraie chance su gagné à Foundiougne ñoom xam nañ ko jàmmi gox yi Kaolack bu ñu ko gagné wut it parce que Serigne Mboup mi ngi fa Serigne Mboup dañ ko génnee ci élection yi suñu doolee bu ñu ko boolee Mimi Touré mi nga xam ne mooy tête de liste Benno Bokk Yaakaar basam nekk Kaolack mun na ko ñàkk. mun na ñàkk Kaolack mun nañ ko fa gagné parce que Kaolack mun naa ne Valdiodio Ndiaye ba léegi amuñu leader bu nekk baatu Kaolack. ah bon. wax ma ana député yu ñu am lan la ñuy jëriñ ana député Kaolack nga ne kii député Kaolack la ñaasu kanam la ci moom sël mu taxut mu dëñ amut Kaolack kañ la gëj a am doom ju jug di ko taxaw di ko jàmbatal. ba nga xam ne ndox manqué na fa xorom saa ngi lekk suñu suuf si suñu hôpitaux yi waxuma suñu boulevard boobu nga xam ne boulevard de la Liberté nga xam ne adjoint au maire nekk conseil municipal tey jii bu Serigne Mboup moo fa nekk taxaw bugg a nangu boulevard bi moomeel suuf su nga xam ne askan wi moo ko moom te suñuy bàyyi ak suñuy maam ba ko fi woon ñàkk ñu woon lu ñu ko jëndee waaye dañ jàppoon ne ñëpp a ko bokk ñu ba ko fa ñoom ñu jël na ca dong téye ko kan moo ko koy jàmbatal ana ay député Kaolack yu ko jàmbatal amut Kaolack nit ñi dañuy fàtte na sax am na 4 députés ndax yow mos nga toog assemblée nationale ba dégg ñu ne leader politique bii de Kaolack lay waxal Kaolack lay jàmbatal. mais pourquoi loolu. te loolu parce que dañuy njëkk am ay njiit yoo xam ne dañuy topp trop seen parti politique yi ba fàtte intérêt askan bi leen fal. Ablaye Diack déglu foofu xam nga Ablaye Diack. te Ablaye Diack lañ nga di déggee leader politique boo xam ne bu ñëwee Dakar ñu xam ne kii dafi nekkal waa Kaolack d'abord avant mu fi nekkal waa Sénégal parce que nekkal fi waa Kaolack nag mooy nekkal fi waa Sénégal itam. yaa ngi dégg. te loolu waa Kaolack dañu commencé di yëg ne Fadel Barro mii kat ñu doon xeeb dafa mel ni bi mu duggee ci langue gi ba pare ba tey ñu ngi dégg jafe-jafe Kaolack yi ñu koy waxtaanee ci Sénégal. loolu te gars yi daaw ñu ko waxtaanee loolu nga bëgg a wax. waaw
ñoom xam nañ ne Fadel mi mun na nekk baatu Kaolack waaw mun na nekk baatu Kaolack donc buñ ko dakkalul léegi duñ jàll moo tax ñu bëgg kut tuuteel ko et puis Maodo dafa am beneen mbir bu ñuy fàtte Fadel Barro du moom rek Fadel Barro dafa représenter génération boo xam ne dafa am fu ñu jaar ak Sénégal man ñëwuma du lu ma sama dugg ci politique nit ñi ñoo ko jàppee bees mais du lu bees mun naa ne ñaar fukki at yëpp maa ngi nekk di góorgóorlu di liggéey di wax di jàmbatal ak dimbale ak. depuis Y'en a marre nga bëgg a wax jiitu na Y'en a marre xam nga sama premier article presse bi nga xam ne. moo tax ci jamono jooju noonu Le Quotidien bi ma doon liggéeyee patron ba defal ma génnee ma ci stage defal ma contrat stage bu gën a taxaw bokk parce que dañ ma doon fay 36 000 comme étudiant. après ci lañ ma yokkalee dama fay fukki junni ak juróom boole ma ci staff bi même bu dee stagiaire laa fa resté woon nekk xam nga lan moo ko waraloon dama demoon Kaolack hôpital bi la ma ñëw ci sama maam feebaroon ci jamono jooju ma gunge ko hôpital ma dem seetlu ne malade yi ñi ngi ci mbedd mi ñi ngi ci couloir yi ñu leen fay perfuser benn ñaareel bi li ma fa toog semaine ma gis ne tàgge yi dafa bëri ci jumaa ji sëriñ bi nee na dee na sëriñ bi nee na dee na bi ma demee ci hôpital ma fekkee benn affaire bu doy waar médecin la boo xam ne sax du ma tudd turam mais ku baax la woon mais dama fekkee lu benn malade benn mère jugee Touba ñu indi ko ci ambulance urgence mu ñëw taxaw ñëw fexe ba dugg pédiatrie bi mu duggee médecin bi bindal ko ay ordonnance urgence mu ne ko indiwuma dërëm yoruma xaalis dama ñëw parce que dañ ma bett sama dooma crise rek ñu dugg ko ci ambulance bi indi ko mu ne kon dellul nga uti loo jëndee ticket ndaw si bi muy génn mu dem bay génn rek man may dajeeg moom ci bunt bi fekk maa ngi fekkee déglu tuuti waxtaan bi ndeysaan mu ne nii doom ji rogganti doom ji rek ne ronka ñuy tuuru mu ne su deewee rek ma suul ko Maodo sama naw gi dox su dee rek ma suul ko quoi su deewee rek ma suul ko looloo ko dese waaw xam amatul pexe quoi la bëgg amatul pexe mu ne bu deewee rek ma suul ko sama naw gi dog ma topp ko laaj ko lu xew mu ne man dama indi fii nii naa ne ma ne ko lu tax mu ne parce que man bi may ñëw sama jëkkër amul doole man awma doole dañ ma indi nii naa ne c'est grave ça ma ne ko c'est terrible ma ne ko léegi xaaral man ana service social hôpital bi ñu naan man paa bi avorté nekk dugg na fële amul service social bu taxaw bu mun a toppatoo cas yu mel noonu ci laa ma enquêté ma dem laajte lu tax nit ñi di fi dee ci jamono jooju dee yu bëri ci sama enquête comme journaliste ma gis ne ndëkkate woo ci semaine boobu dafa am rupture sérum glucosé ci digg jamono paludisme ci jamono jooju bi ma enquêté ma gis ne lu tax mu am bu ma demee pharmacie nationale d'approvisionnement ma dem ba gis ne ndëkkate dañu daan livrer par la France Karim Wade ci jamono jooju décidé ne léegi marocains yi ñoo ñuy livrer te marocains yi français yi dañu doon nangoo lebal te marocains yi bu ñu leen joxul xaalis tak du ñu indi bu ñu leen fayut du ñu indi rupture boobu moo waraloon ci Kaolack ci benn semaine mu amoon téeméeri nit ñu ci dee ci paludisme en une semaine moo raw li Covid di def te kenn du ko wax li ma lay wax ni yàgg na de ma bind ci article bi ma ci bindee article enquête boobu du ma ko fàtte moo ko directeur hôpital bi Diop la santoon ci jamono yooyu mu mer oo ma jabal na ko waa ji li bind dara baaxu ci parce que moo doon directeur journal bi ma oowee ne ma li nga bind j'espère que dëgg la ma ne ko li ma bind yëpp kañ ku ko teggi dem xaybu parce que dëgg la li ma dund lu ma fekkee la enquête la boo xam ne sosuma ko après mu ootewaat moom tamit ne li mu wax yëpp dëgg la danañ xool nañ ko corriger xam naa noonu lañ ko doon nëppale article boobu moo tax sax ñu jël ma ci biir journalisme ok donc waxal Kaolack ak toppatoo mbiru Kaolack du tay la tàmbali te même bu ma politiqueul woon loo xam ne li may def ci politique bi nii lu ma yàgg def la dama la wax sànq ne la Fadel Barro génération ban la mooy génération bi nga xam ni ñoom la ñu formé woon ñoo fi waxoon ñoom ñun bu ñuy commencé di xàmmee lañ doon dégg ñoom xuman naan maa ko wax maa ko def ñu yeeñu ci hip hop maanaam ci rap bi da doon yeete musique rap da doon yeete googu ñu nekkee woon moo tax bu ñu ñëwee bu suñu lycée yi dañ fa nekkoon ay grévistes ñun bi ñu ñëwee lycée Valdiodio Ndiaye ñëpp xam nañu ne jamono ji ñu fa nekk miir bu amee ci diggante CS1 ak CS2 wala ñu tabax fa ay salles yu bees wala ñu toppatoo nu ñu ko waxeeti laboratoire yi ba mu am ay matériels yu xale yi defee ay ñiy def science mun a am ay truc ci suñu góorgóorlu la ci jamono jooju. d'accord bi ñu ñëwee lycée Val bu ñu ñëwee université Cheikh Anta Diop de Dakar. étudiants yi bu ñu leen wàññilee seen ticket restaurant yi ci jamono jooju mu jugee ci 215 francs ñëw ba 150 chambre yi jugee ci 7500 ñëw ci 4500 ticket ndekki bi jugee ci 125 ou 100 francs ñëw 75 francs ci jamono jooju ñun suñu génération bi la parce que dañu xamante depuis Union nationale des élèves du Sénégal ñun ñoo njëkk a voté 2000. pour jëlee fi Abdou Diouf. ñun même génération boobu ñoo def ak yi foofu ñu tasaaroo
mais bu ñu ñëwee ba jamono jaxasewaat ñu fal Abdoulaye Wade mu dem ba gis ci boppam gisul ne sénégalais yi ñoo bëgg coppite génération boobu ñoo créé Y'en a marre aussi. donc même suite bi la quoi. même suite bi la c'est-à-dire que même nit ñi la am même vision seen dëkk ba pare am njàmbaar ak ngëm-ngëmu ne réew mi mun na baax ñu ci dox di ci góorgóorlu jamono ju nekk parce que Y'en a marre bu doon ñetti nit rek la du sotti mais dafa bëri ñu ne ci dëkk bi nga dégg leen nga ñàkk leen a dégg nga gis leen ak nga ñàkk leen a gis ñu d'accord keroog ba ñuy jàmbat naan nouveau type de sénégalais nañ fi dindi laxisme nañ fi dindi fatalisme nañ fi dindi laisser aller parce que li xewoon bateau la Joola li ñu bañal mu dalaat ñu. tey mu ngi ñuy dalaat. d'accord génération boobu. oui ñoo sampit jàmmi gox yi. yéen a ñëw ba tudd jàmmi gox yi nga nekk ci biir d'accord. voilà loolu nag moo tax gars yi xam nañu ne. d'accord ndaw yi. xëy na loolu lañ bëgg a fagagal kaddu googu. Maodo baat boobu. nga xam ne dafa bëgg a dugg ci politique non pas parce que dafa bëgg lu nekk ci ay poosam parce que bu doon lu def suñu poos kese la. ñëpp xam nañ ne ñaata yoon lañ ma Macky Sall proposé. waaw man laa la bëggoon a laaj léegi nii donc ça veut dire que kon léegi gars yi bu ñu leen ragalee. xëy na fi ngeen jaar lañ xam seen parcours quoi. alors léegi yow xam nañu ne alal yóbbuwuñu. waaw xam nañ ne ak pal yóbbuwuñu. te kenn mënu leen corrompre. xam nañ ne kenn mënuñu corrompre. d'accord mais président Macky Sall bii fi nekk bu ma fàttali ko yéen waa Y'en a marre parce que avant muy falu. doon ngeen am ay rencontre mu leen di daje ngeen di waxtaan. bi mu faloo woon na leen am na ci ñu proposé ay directeur xawma ay député ay lii mais da ngeen a lànk. waaw lànk gi li nga war a tey ngeen bëggaat. déedéet parce que xam nga en fait Maodo bu ñu lay dugal ci yow Macky Sall lan la ma sa proposé. c'est pas important du loolu moom solo. mais il vous a proposé xaar lu nekk proposition yi depuis avant muy bi mu faloo bees rek ñu seeti ko félicité ko nee nañu lan ngeen bëgg ñu ne ko suñ xalaat nii la wéyal ko xalaat boobu moo juróon sax ay maison des cultures urbaines te Khalifa Sall di ko def lu rafet ak ñoom Amadou Fall ba. xalaat boobu moo juróon ñu jël en compte les arts urbains def ko créer ci ay chaînes de valeur pour que xale yi mun a am liggéey ci li nga xam ne moom lañ bëgg a def ci affaire art ak culture. loolu c'est pas important xam nga li am solo mooy que maanaam la bu dee dañ la oo ci saxaar goo xam ne xamoo fu mu jëm boo amee fayda da ngay toog ci gaar bi nga xaar bu dee nag da nga yàkkamti ba saxaar gu ñëw nga jël ko danañ la yóbbu foo bëggut. xam nga man dama yàgg a seetlu histoire politique keroog maa ngi koy nettali ci benn télé ma ni maa ngi lire ci Latif Coulibaly Sud FM la ñu nekk. bi muy bind un opposant au pouvoir. déedéet bi muy bind une démocratie Sénégal une démocratie prise en otage par ses élites. ah oui. ci téere boobu daf ci doon wane. moo ko bind. ne depuis jamono ju yàgg ñëpp ñi nga xam ne dañ bëgg a dugg ci biir politique pour soppi ko ci biir te ànduñoo ak ñoom gis-gis. dañ leen di système bi daf leen di lekk rek waaye duñ fa soppi lu bëri li gën a moom mi ngi ko doon wane ci dugg ñoom Amath Dansokho ay bàcc li ak ñoom. gauche bi ci biir nguuru Abdoulaye Wade amuñu foon benn njëriñ mais man dama koy yóbbu sax ba ci PRA Sénégal biñ jugee décidé 1966 ne dañuy dugg ci biir UPS pour soppi ko ñu ànd créer PS ñëpp fàtte nañ ñoom Abdoulaye Ly ñoom Amadou Makhtar Mbow. ñoom professeur Assane Seck. jaamaarloo gi ñu jaamaarloo woon ak tubaab yi avant indépendance jaamaarloo ak Senghor bi mu jëlee indépendance pour que réew mi am démocratie bu gën a ñoŋ bi ñu ci duggee rek liggéey bi dafa seey looloo tax man dugg ci biir système boo xam ne ak benn train boo xam ne xamoo fu mu jëm man du ma ko def looloo tax bu ñu Macky oowee ci ay privilèges dugg rek pour ne wane ne yaa ngi liggéey te loo wax ne moo son excellence Macky Sall nii la xalaatee loolu indiwut tax yóbbaliwul réew mi kanam looloo tax ñu téye suñ njàmbur ba bés jot ñu ne nañ samp loo xam ne suñu gis-gis ci politique danañ ko wéyal. moo tax ñu créé jàmmi gox yi. d'accord loolu moo tax kon ñu créé jàmmi gox yi mbokk yi ma fàttali ne ba léegi ñu ngi ci jano bi ak Fadel Barro bu jàmmi gox yi est-ce que seen mbootaay googu jëm ci wàllu élection yi xëy na comme ni nga ko waxee léegi est-ce que probablement mën ngeen a dem ak Yewwi ak Wallu en tout cas toujours dans l'opposition wala loolu mënta nekk c'est impensable mën leen ànd. gis nga àdduna ëllëg. dañu daan wax ba ñuy gone. on dit jamais en politique. déedéet dañ naan yoon ëllëg du lekk waaye da nga koy bàyyil ndab. ñu sóoraale ko. ñu soog koy sóoraale. oui. moo tax xaw ma ëllëg lu muy joxe mais li ma xam tey ba mu leer ba leer mooy ne tant que Yewwi ak Wallu ak Benno ak keneen ñu ngi doxalee ni ñuy doxalee nii ci politique. du ku mel ni Fadel Barro laay wax de waxuma sax engagement wu jàmmi gox yi parce que moom moo ko man kenn dañ ko séqal ñu bëri. mais man ku mel ni man du ma gaaw ma dugg ci. loo ci gaaw a bokk bu dee nii lay doxee doo ci bokk. bu dee nii lay demee. waaw tu n'es pas prêt. du ma ci gaaw a dugg te du gaaw ma ne dinaa ci dugg je préfère ma jàpp sama. parce que ni muy doxee neexu la. parce que doxalin bi moo fi nekk indépendance ba léegi te soppeekuwut ci politique xoolal li ñu daloon 2000 te nar dal ñu 2012 ndax war nañ nangu mu dal ñu 2024 Maodo
mooy lan mooy ne ñëpp ànd na fi jóge Abdou Diouf te kenn d'accord ci projet bu leer wala ña ko ŋànk kenn gëmul ne projet bi mun na baax dañ ko def rek pour ànd gëmante wuñ seen biir ànduñu ci histoire ànduñu ci gis-gis ñu dajaloo rek pour na fi jógee te bu fi jógee bu ñëwee ñu defaat la nga xam ne moom moo taxoon ñu jógee fi ñu jëlee fi diw man loolu lay bañ parce que 2000 ana ñoom Amath Dansokho ana ñoom Moustapha Niasse ana ñooñu ñëpp nekkoon jàppale woon Abdoulaye Wade ba mu yegsi ndax bu Abdoulaye Wade yegsee gis nga seen gis-gis bi ñu doon wëyal di ko digg askan wi ñu doxalee ko li gën a récent tey ji presque Macky Sall société civile bi bokk na si ñu ko fal ana gis-gisu ana gis-gisu ñoom ñu mel ni sama tante ji Penda Mbow ah ana vision bu leer bu mel ni suma mag ji ñoom Latif Coulibaly ana ba ci ñoom ñi fa nekk nii ba Moustapha Niasse mi am na lu mu fi doon wax ana lam doon wax ana yooyu noonu yëpp biñ ci duggee rek parce que Sénégal nu ñuy fale dañuy fal benn nit mu yegg si au pouvoir bu ko defee bu ñëwee day buuma ko bummi xam nga dañuy gën a nourrir xaaral ma jox la sax li gën a simple xam nga Macky Sall bi mu ñëwee dafa fekk Sénat waaw ñu ne ko dindi ko mu dindi ko mais dafa obligé créer waat au conseil ba pare tactel ci conseil économique social environnemental ñoom ñaar ëpp na Sénat ci dépense mais xam nga lu tax mënu ko ñàkk a def pourquoi parce que foog mu dugal Idriss Seck fenn foog mu dugal Aminata Mbengue Ndiaye fenn foog mu dugal diw te ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ak say staff gis naa fi ñoo xam ne dañuy ñëw rejoindre Benno buñ commencé casse na dañ bëgg a nekk ministre ñu ne non demal au conseil jox nañ la fa commission nga noppi parce que ni ñu àndee ci ak séddoo dañu ànd pour séddoo buñ jotee du ñu ànduñu pour d'accord ci benn projet boo xam ne ku nekk mun nga xañ sa bopp pour que réew mi gën a jag bu ko defee yow boo ñëwee doo réduire ministre imagine nga Yewwi dama leen koy je le dis vraiment amicalement parce que du may gaaw a critiquer opposition parce que ñoo bokk fu ñu taxawee xoolal problème yi am ci Yewwi ci biir investiture yi erreur yi wala du erreur yi de mer gi nit ñi mer ne bokk ma ci lu tax ñu dugal ma place sangam lu tax dugaluñu ma place sangam lu tax diw bokkut lu tax loolu Yewwi rek waaw mais moo tax ma boole leen ci benn sac xam nga wax naa la Benno Yewwi ñoo ñëpp parce que xam nga ban problème la indi mais ñooñu bu ñu gañee est-ce que dañuy wàññi gouvernement yi bu fekkee bëgg na ñëpp a bëgg a nekk ministre naka la ñu mun a wàññee niveau de gouvernement bi ak train de vie de l'État bi Sénégalais yëpp di jàmbat naka lañ ko mun a wàññee bu fekkee ne dañ defar liste rek ku nekk bëgg a taxaw ne man maa ca waroon nekk du est-ce que bu boobaa duñ fi bàyyi conseil économique et social pour caser est-ce que duñu fi bàyyi dama leen koy wax léegi ndax ñu tontu ñu balaa ñuy jël nguur gi ba xam lu ñuy def balaa ñoom ñuy dem di jël nguur gi nañu tontu ci naka la ñuy régler question yu mel noonu parce que nëppal jafe-jafe réew mi dëgg ngir bëgg a falu rek moo sooxe bokk na ci li sooxe Sénégal démb ba tey jii jàpp nga ne loolu moo arrière réew moo arrière réew mi mais it vraiment encore une fois mais ci bi coalition moom yaakaaroo ko parce que wax ko personnellement du ànd ak ñoom li ñuy doxale bokk la ni nga léegi non ànd bi da nga koy relativiser léegi bu fekkee ne mun nañu ànd comme fan yee ni ñu ma gisee mag ñoom Bougane parce que am nañ loo xam ne baaxut ci démocratie ñu bokk ànd xeex ko loolu mën nañ ko xam nga bu fekkee ne aussi war nañu xeex ba jëlee fii li gën a bon ci réew mi te tey jii Macky Sall ci 3e mandat par exemple war nañu mën a bokk xeex ko war nañu mën a bokk aussi xeex te bëggoon naa ñu def ko ci parrainage yi buñ jëlee yenn liste yi éliminer leen bëggoon naa Yewwi addu ci bëggoon naa Wallu addu ci addu bu leer ba pare ànd ceeg ñi gaañ pour ñu sàmm démocratie bi ànd gi foofu la waroon njëkk a commencé xam nga ànd gi événement yi moo ñu war a boole mais warul nekk suñu intérêt yi ñu jiital ne dañuy ànd pour dem jëli réew mi événement yi nag bu ma koy wax mooy jafe-jafe réew mi dëgg-dëgg sooxe gi suñu démocratie di sooxe buy àq ak yelleefu doomu aadama yi di sooxe war nañ ci mën a toog ñu waxtaan am ci ay actions communes yu ñu def pour que ñu muccal réew mi looloo war a tax ñu ànd mais ànd goo xam ne dañ naan wuy da ngay dem dugg ci biir nga noppi wéeru ci benn leader moom muy def ak bu ma ko bummi bu faloo foog ne moom rek a tax mu falu moom la Sénégalais yi wóolu bu ko defee muy def lu ko neex di neexal diw di naqaral diw loolu dal nañu 2000 dal nañu 2012 te waruñu dalaat 2024 te jàmmi gox yi nekkam gi mu nekk ci biir espace politique bi rek critique la ci doxalin boobu pour fàttali nit ñi ne leen lu ñu daloon démb bu mu ñu dalaat tey léegi nag problème yi ci des du ma ci bëgg a àddu trop parce que xam nga lu tax Yewwi coalition la Wallu regroupe coalition la comme ñeneen ñi fi nekk. comme Benno comme. waaw xëy na sax Benno boolewu ma ko ci parce que dafa yore nguur. oui mais ñun ñu nekk ci kujje gi. nañu fexe ba comme ni fi aar nekkee ak keneen léegi
ñoom àdduwuñu benn yoon ci samay jafe-jafe ndax man damay ñëw fii di àddu ci seen jafe-jafe. d'accord seen jafe-jafe yi géejuwuma ci lool. d'accord critique bi ma ciy def loolu sañ nga ko Fadel Barro mais est-ce que bon pronostic entre guillemets au niveau de Kaolack région dans le Saloum comme ci élection yi ni mu demee gis nga ko ñoom Serigne Mboup ñoom moo ji gagné et cetera est-ce que législatif yaakaar ngeen ne tendance yi mën a changé wu am ngeen ay perspectives affaires yi département bon c'est normal parce que ngeen am yaakaar jooju mais bëgguma ji def gisaane politique. oui mais gisaane politique gis nga toujours dafay indi problème xam nga wolof Njaay dafa am lu mu léebu. nee na politique du ëmb. day xëy rek wësin. waaw mën naa bettaange mën naa am. bettaange mun naa am seetlu boobu dama koy fonk di ko respecté toujours parce que xam nga lu tax. Sénégalais dañoo yeewu. li amoon démb tey amut waaye li am tey it amuloon démb mooy xarala yi amatul. yu amoon tey jii Sénégalais dañuy déglu. sama yaay da ngay ñëw xool ko fi fekk ko ci TikTok. xam nga fekk ko ci WhatsApp fekk ko ci statut Instagram yi muy leerlu di xool di gën a xam donc niñ doon naxee askan wi mënatu leen ko naxee. moo tax leeral gi baax mais moo tax it dañu war a profité ci jamono jooju politique ñu indi ci sens politique ñu indi ci xam-xam politique ñu indi ci lu mën a dimbali nit ñi génnee ci émotion. pour que réew mi mën a jëriñu. parce que bu fekkee ne aussi suñu yaay yi suñu rakk yi suñu doom yi xale yi am nañu moyens yooyu yëpp léegi pour di xam li xew te duñ ne ci politique bi dul di saagante di ŋàññiwante di tamante ay dëmm te duñu wax lan mooy dëgg-dëgg jafe-jafe réew mi pour que ñëpp di ko dégg parce que ku ci am xalaat ak xam-xam nga indi ko pour ñu am saafara bi gën rek musiba lay jur. te gis nañ ko tey. d'accord mais comme loo mën a wax ci yeneen coalition yu mel na Benno wala Yewwi ak yu demee noonu mais ñu yore nguur gi ñoom ñoo nag Benno Bokk Yaakaar te li nga doon dénoncé léegi Benno Bokk Yaakaar du APR rek parce que Macky Sall ñu fàttali ne dafay gouverner réew mi ci coalition lay gouverner. ñoom ñëpp responsable gis nga maa ngi leen di xaar d'ailleurs maa ngi leen di xaar bëggoon naa trop ñu am ñoom waa Benno yi ñi ne ci biir Benno te ñu mën a wax ak ñoom ba tey ñu amoon grandeur bu démocratie bi soxee buñ ko mënta wax ci biir ba nit ñi xam nañ wax ko ci biir ñu mën ko wax ci biti sénégalais yi ndaxte sénégalais yi mën a jàpp ne seen jëfu démb ak seen waxu démb woroowut ak seen jëfu tey ak seen waxu tey xam nga lu tax fa ma bëgg a ñëw foofu ci Benno ci biir Benno dafa bëri ñoo xam ne man li may wax ni ñoom moom lañ daan wax ci démocratie. ah bon tey bu ñu mais si. léegi ñu dugg fële noppi. xam nga loolu baaxul ci réew mi noppi gi dinaa ko nangu bu fekkee da nga ne ci nguur lu ñuy woowee solidarité gouvernementale. mais bu ñu demee nag ba mu nar a ëpp dañu war a taxaw ñu leeral c'est pas normal Maodo normalu te jaaduwut ñu nekk presque à moins de 2 ans ci élection présidentielle yi di ñëw xamuñ ndax njiitu réew mi dafay dem ci jàmm wala dafay dem ci ak xeex. mais loolu kay jër jaxale loolu. tey ñu mel ni ñoom ay. non mais Macky Sall day dem ci jàmm yéen lu ngeen bëgg. non mais il l'a déjà dit yéen tamit nag wax dëgg yàlla Macky Sall nee na leen du ma ko def wax na ko ba ñëpp dégg ko mu ne. man et puis le verbe verrouiller xam nga mooy dama ko tëj. waaw mais xam nga nit ki doo ko àtte ci ay wax kese surtout homme politique da nga koy àtte ci jëf. ak ay actes yu mu posé noonu lañ mel alhamdulilah. xam nga. doy na war moo tax ñu war a def jàmmi gox yi pour ñu soppantal doxalu politique. parce que Macky Sall engagement bi mu njëkkoon a jël bi mu nekk candidat lan la damay wàññi suma mandat def ko 7 ans de jëlee ko 7 ans def ko 5 ans. oui bi mu ñëwee lan la def da ko fi bàyyi gi mu ko fi bàyyi bu fekkoon ne moom def ne man rek maa wax waxet waaye dafa engagé sénégalais yi ci référendum sénégalais yëpp d'accord ne buur mun na wax bu dëñ loolu lu garaaw la jamono jooju attu naa ko reeteer naa ko wax naa ci ne lii baaxut ci réew parce que la pësin bi muy jox ndaw ñi maanaam exemple bi ñuy jox ndaw ñi ne leen nii la ñuy politiquer moo baaxut parce que njiit bu waxee mu mën a dëñ njiit même buy xañ boppam même bu dee tey jii dooy intérêt tey na ko def ngir intérêt ëllëg. waaw mais quand on dit nul ne peut faire 2 mandats consécutifs nul ne peut. mais bind personne c'est fini c'est définitif. xam nga nañuy bind ñoom ak nañuy jëfee xam nga volonté politique moo ñu manqué ndax Macky am na volonté politique bi bu fekkee ne bëri na engagement yi mu jëloon te nekku ci gis nga tey li mu commencé wax naan sax mandat yi kenn waru ko verrouiller nit mun na fi nekk ba depet bu ko xalaatee sax waru ko wax la lu dul jógewu fi bu ko xalaatee waru ko wax lu dul jógewu fi. d'accord léegi man loolu laa gëm ne loolu la ñuy doxalee. d'accord mais est-ce que très bien parce que dafa am benn mbokk. Bennoo nag li nga xam ne ñoom pour man dafa bokk ci jafe-jafe yi nga xam ne dañ ko war a soppi remplacer leen. d'accord moo tax jëlee leen fi quoi yéen ngeen bëgg mais dafa am ku doon wax léegi naan Macky Sall fan yële weer yële ñu génn bi ñuy dugg ci at mi emballé war na fi assemblée nationale bépp. procédure d'urgence sax lu ko jëlee tak damay def remaniement ba gaa yëpp ne tekk ku nekk taxaw di xool mu ne tekk
waxaatu ci fàtte na loola. li gën a garaaw mooy def bon na léegi li ma ci bëgg a laaj mooy dem na ba léegi suñu borom moom dikk na bon affaire Diouf Sarr bi même bu dee du remaniement ministériel mais y a un petit truc bu laal gouvernement bi est-ce que du suñu borom moo koy wan na ko yow boo yéexee ci lii man li may wax def en tout cas de toutes les façons wax jooju wax pare téye ko bàyyi Sénégalais yëpp ñuy xaar ñu ne moo dafa juum ndax bu ko fi defee élection législative yi ñëw wóorul parce que bu génnee Samba wala Demba gaa yi mer fii mais boo ma xamee loolu am ñu koy conseiller ci politique lu mu ci wax lu mu yóbbu affaire assemblée nationale pour changer indi premier ministre ak yooyu. mais loolu yëpp Maodo li koy wane mooy li tubaab di ooyee pilotage à vue. pilotage à vue. xam nga luy pilotage à vue. bu baax bu ñu ko doon tekki ci wolof dama naan. mooy nga bëgg a dawal train. wala nga bëgg a dawal oto. te yow mënoo xool li ci sa kanam. da ngay gëmm wala nga sëgg rek. booy dox da ngay siggi njiit dafay siggi di xool avenir. ci lay mun a jël ndogal yi muy ndogal tey mais il a des conseils ko tax mais conseils yooyu moom la wax ne volonté politique bi ak ni ñuy falee président ba nga xam ne moom rek ay def moom rek ay jëm parce que yow yaa ngi wax affaire remaniement mais premier ministre nag xëyul rek génne ko. waaw ba mu nekk ko mu xëy dugalaat ko te ba léegi falut premier ministre ndax lan. mooy justement parce que dafa nekk ci ay calcul politicien. indirectement loolu laa la bëgg a laaj. waaw dafa nekk ci ay calcul moom laay woowee pilotage. d'accord dafa nekk ci ay calcul politicien wu tey. ba nga xam ne toppatoowul. njëriñu réew mi ëllëg parce que gis nga pilote ni ñuy doxalee noonu ci seen calcul politicien daf ñuy stressé ñun citoyens yi moom laa lay wax ne ñàkk xam gi ñu xam li ñu leer ci naka lay demee ndax dafay organiser élection yu baax te du ci bokk bu ko defoon nag am woy wu rafet parce que mooy nekk premier président Sénégal et surtout ci Afrique ci zone tund wi nga def élection organiser ko te bokkoo ci dina am woy wu rafet ba abadan ak lu mu fi mënti ji def woy woowu dina ko topp mais ma dafa mel ne xoolaatee wu ko noonu tey jii dañuy calculer ñoom dañuy xëy di calculer soo ba ngoon jot dañuy ay tableau Excel moo nekk seen bopp yi fàtte nañ yàlla fàtte nañ dëgg parce que gëm yàlla mooy nga xam ne nguur yàllaa koy joxe te da koy rocc saa bu ko neexee nga xam ne gëm yàlla mooy nga xam ni Sénégal santoon na Senghor santoon na Wade santoon na Diouf tey Sall la sant ëllëg mënuloo ci dara dina sant keneen gëm yàlla mooy nga xam ni réew mi mënoo muusa ko waane it ba taal ko parce que daf laa jiitu te mag la ak ndonol la gu ñu la dénk ci jamono lañ la ko dénk te jamono jooju dafay jeex donc yow na nga rafetal mais boo fi buggee nekkee bugg a remplacer yàlla ne yow di nga calculer ba toog fi lu ëpp sa dund ba toog fi lu ëpp parce que gis nga foofu la nit ñi juumee parce que dañ dem ba def ci politique jaaware lu ñuy woyee benn waaye ma koy wax démb ma dajeek moom foog naa mbeng la sant mun a man Sénégal dañ dem ba jaawale être ak avoir maanaam am ak nekk xam nga dañu dem ba nekkatuñu dundatuñu dëgg mais dañuy dund ngir sa amel dajale am dajale koom-koom foog ne gënale lu ne gàññi wane ko xam nga la fàtte cëslaayu dund doomu aadama mooy nga nekk ci dëgg goo xam ne loolu mooy dëgg-dëgg gudd fan parce que boo bëggoon ci beneen waxtaan mun nañu yaatal lan mooy gudd fan du dund sa yëg-yëg yi c'est vrai xam nga yi ngay satisfaire mooy fexe ba ak loo mënta ji def sa jëf mag la boo fi jugee sa jëf ñu toog fi di ko loolu nag yàlla mooy tànn ay doomu aadamaam d'accord yàlla nañu yàlla boole si doomu aadama yooyu jërëjëf Fadel maa ngi lay sant bu baax a baax dafa jeex oui une minute looy jeexale pour nga tëj résumé li may jeexalee mooy que élection yi mu ngi tijji ñun indi nañ ci jàmm parce que jàmmi gox yi ci jàmm lañ bëgg a waxtaanee jàmm jooju nag du saa gën ne jàmm boo ko bëggee am foog nga xeex xam nga xeex bi na nekk xeexu jàmm donc damay woon nañu ci apaisement li jafe-jafe yi fi am fan yi ñu di ko gis parce que boobu ba léegi gis nga nit ñaa ngi dee insécurité bi mi ngi am lépp parce que dañu stressé sénégalais yi gisatuñu horizon bu leer liggéey amut nit ñi la dund bi mi ngi gën di cher te dina gën a cher malheureusement ndax lan ndax guerre ba ca Ukraine léegi nag moo waral élection yi ñu dugg si nii li ñu bëgg ñun ci jàmmi gox yi mooy ñu waxtaanee naka la ñuy amee pexe ba suñu nawet bii di ñëw Maodo xam naa ne temps bi jeex na may ma rek ma fini rapidement nawet bi am na doo ñoo xam ne seen naw gi dog na ñu waaye jàmm gën Nimzaat ndaxte bu tawee seen tànk yi dañuy dëkkee tëmb ba nawet bi jeex inondation yi te pourtant ndox moomu naka la ñuy fexee ba mbay moo xam ne ren lu dund gi seer ci àdduna bi ñun danañ am lu ñu dundee waxtaan yooyu la ñu war a indi ci assemblée nationale bi d'accord waxtaanu jafe-jafe gox yi ak pexe yi sénégalais yi am saafara yi sénégalais yi am nañ jiital loolu ci élection yi ñuy dugg si ba nga xam ne buñ ci génnee sénégalais yi dañ xam ban yoon la ñuy jaar parce que njiit daf ñu war a wan yoon waaye njiit newal rek pour ñu fal ko mu falu di bànneexu moom ay ñoñam comme Macky Sall ak Dina Sy Faye Sall
jërëjëf Fadel Barro bu jàmm gox yi maa ngi lay sant bu baax a baax maa ngi la doon déglu ak xel wax ji Sénégal yi ñoom ci seen bopp ñoo koy àtte bokk yi nga xam ne tam ñoo ñu doon déglu ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm beneen dimanche incha allah daañu dikkaat ci beneen gan am ngeen jërëjëf merci wasalaam jërëjëf.